kooku sécurité dëkkandoo maye na ko. boo gisee kuy def itam ci buntu këru jàmbur wala ruqu jàmbur loo xam ne loolu jekkul nga ñëw tere ko kooku dëkkandoo am na sañ-sañ bi. waaw parce que dama dégg ci Serigne Cheikh moo wax ni Imam Ghazali dañu waxee problème ay bi ta'awunu alal birri wat taqwa mu ni boole nañ ci boole tamaanux dimbalante ci ak mbaax. Imam Ghazali ni ak sécurité kaaraange. kaaraange waaw kooku aqu dëkkandoo moo ko moom ku ne war nga ko nga dëkkal ngay veiller ci sécurité di veiller ci sécurité njabootam di veiller ci sécurité alalam waaye itam orma bi te mooy bul jël lu tilim di ko def ci li fi ngeen bokk waaw waaw moo tax voisinage dafay exiger que fa nu dëkke kenn bañ fa indi lu tilim kenn bañ fa def taq-taq kenn bañ fa def lu tax nit mën ca tànkam mën ca dal mu daanu waaw yooyu boo warmaale sa dëkkandoo da nga koy wattu yaay xoolal léegi ay gis ko dajale salteem ba ñëw ba ci kanamu buntu jàmbur rek wàcc ko fa gis ngeen Ndakaaru moom kenn mënatu ko wax man wër naa fu ne waaye na ma yàlla baal salte bi ci Ndakaaru gisuma ko fenn salte bi ci Ndakaaru gisuma ko fenn waaw dama dem Marrakech ma bëgg xam ni rek tabarakallah ñu ngay taxaw seen bar un siècle un siècle billaahi waaw boo demee Marrakech rek xam ni dara fonk sa bopp ak ñàkk fonk sa bopp rek a fi nekk waaye mbalit dañuy fexe ba di ko tonni waaye bàyyi muy taxawaalu fu ne mbalit muy tege bu teyee ñu ni ñu koy amee mer nañu nee nañ dootuñu ko ramasser te sàmm gi ñu koy sàmm ba du lëjal nit ñi mënoon nañ ko tëral ba ku ne di ca def sa wàll nga nettali naa ko fan yee ci Diofior Serigne Moustapha responsable moral lu Moustarchidine bi fii at yu salte yi njëkkee am laata setal bi di tàmbale mu dem di waxtaan ak Serigne Cheikh ko dafa bëggoon ñu ñaan xale yi Moustarchidine yi ñuy commencé di def ay équipe di enlever sa mbalit mi Serigne Cheikh ne ko loolu bu ko sant xale yi ñu di ko dindi mukk ñu ko fi def nañ koy dindil seen bopp man ko danga xam lu ko fi indi ñu ko fi tuur salte man ko nañ ko fi dindil seen bopp waaye di sant xale yi di seti jàmbur nga deen sant ñuy dem di dindi mbalit mi nu xamul lu ko fi def waaye nit ñi mënoon nañu organiser ba di gérer poubelle yi bu ay camion ñëwee itam borom oto jàpp ci itam ñu xam ni gën na jàppandal rek parce que Seydi Cheikh Ahmed Tijani sax ba ñu ñëwee ni ko dañu bëgg a def setal ci quartier ba lan la wax mu ne nañ génne budget fay nit ñi ca Fass ñu bëgg a def opération setal mu ne budget bu fay looloo ngi fi dañ génn fay nit ñi kenn du jël seen ñaq yu tedd yi di leen ko teggiloo mbalit noonu rek kese tax dëkkandoo moom noonu man dinaa wax ni sax su deen tey giñ ci soxla am na doon na jaadu ba ci dëkkuwaay yi ñu fay installer ay caméra de surveillance bu deen tey gi waaye nag liñ ciy daw mooy bu nu ko fa defee mu mujj nekk buntu espionnage te Serigne Cheikh damay waxtaan ak moom moo ne ma Habib mu ne ma surveillance xam nga luy surveillance ma ne ko waaw mu ne ma sa doom nga gis ko muy jëm ci lu baaxul man ko lii nit ku baax du ca jëm nee na loolu surveillance la man ma waaye sa doom tëju ci néegam nga bëgg a xam lu mu fa nekk nee na kooku espionnage mu ne ma te wala tajassus xoolal sew boobu
xoolal sew-sew boobu te fii ku ne defe nga ni sa kër lu sa doom nekk ci néeg ba war nga ko xam te dafa am droit intimité sañoo ko yee sax kaay jaamu yàlla kooku bàyyi ko digganteem ak boroomam la waaye am na ñoo xam bala ñoo am jàmm songu seen waa kër yëpp ñu jógandoo fajar julleendoo ah dama ca sari ca sama maam ja dama ca sari waaye mayuñ la ko sax nga nag gis sa waa kër mu jëm ci lu nga xam ne jàkkul ci nit ku baax nga ne ko wattul nit ku baax moomul lii mu tëju ci néegam nga bëgg a xam loolu fa nekk ma espionnage te wala tëjës sa suuf nga xam ni rek lu ne nga dégg ko mooy li am solo waaye di ko nettali rek amul solo waaye nga fexe ba dégg ko mooy li ci am solo waaw fexe ba dégg ko rek mooy li ci am solo waaw wante tey bu fekkoonte ni dañ koy def ci xaal bu jub kon quartier yi mën nañu bëri def fa ay caméra ba kuy dugg ñu xam kan la kuy génn ñu xam kan la wante nag bañ mu jur dérapage yu rek moom moo tax bi ci des itam ñu poser ce qu'on appelle la convivialité et la proximité dans l'espace familial ay bokk naka la ñu dëkkee ci kër bu ñu bëggee jàmm am ñu ni na ku fa am wàll rek yaatu proximité ko bind Serigne Cheikh wallaay ci problématique développement parce que dama bind benn texte bu ma tuddee écologie les urgences africaines est-ce que dama toog ak moom mu ne ma man su ma doonaatoon ndaw di def politique écologie lay def moom Serigne Cheikh ma doonaatoon ndaw di def politique moom mais écologie laay def j'ai pas eu aussitôt le réflexe ni ko pourquoi mais ma dem nag mu jur ci man ay xalaat may bind xët ba bind ci texte bi tudde ko écologie les urgences africaines yónnee ko texte ba posé ko nag problématique promiscuité urbaine li mu indi ci yàqu-yàqu ci nekkin maanaam xam nga ñiy xalaat dañu wax ni li yàq réewu taax la crise de la modernité nee nañ c'est la crise du béton nee nañ li yàq dëkku taax mooy ni ñu sampe kër yi tàncale ko waaw ni ñu sampe kër yi tàncale ko ba néeg ak néeg ku toog ci néeg ku sëqat ci néeg ba ca des nga dégg ko tey appartement boo fa dëkkee lu la dal sa waa kër yëpp xam ko boo sojee ñu xam ko boo soxlaa sa bopp ci wanag wi ñu xam ko booy waxtaan ak sa soxna ñu xam ko te nee nañ promiscuité dafay rey kersa promiscuité mooy xat-xatloo ñu ni dëkkuwaayu taax dafay sabab xat-xatloo posé na problème yi mu posé dafay dem ba am na loo xam ni sa doom dootu ko def kerse dégg baayam ci wanag wi dootu ko def kerse dégg baayam di waxtaan ak yaayam dootu ko def kerse da nga cay dem ba bu la tàngaay jàppee nga ne génn ci sama néeg dem ci wanag wi rek jarul mooy sol yére naa tarax laay waaw su ko defee xale bi itam dana dem ba bu tolloo ci loolu itam jàpp ni moom itam mën na tarax laay génn léegi yamatul ci biir kër yi nit ñi dañuy taraxlaayu di génn ci mbedd mi parce que nee nañ convivialité xajalante mayante ci biir kër mënu la nekk ci fu xat waaye ni sunu kër yi dëkkee ma bind ko nag texte ba bu posé ko mu ñëw ca gàmmu la ma tontu mu ne ma boo àndeeg yàlla dangaa yaatu ci xajalante ngay dëkk ci proximité ngay dëkk mu ne waaye boo àndeeg seytaane nag dangaa xat-xatloo dindi wa ma ja'alna ashaban naari illa malaika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lilladina kafaru waaw sax waa seytaane bari jàmbat parce que espace ba dafa xat ci ñoom
tàng xajam te kenn ku yàlla di mbugal fukki malaaka ngi la wër xam nga espace boobu convivialité mënu fa am proximité mënu fa am wuy wàcc ma sonal nga ma rek ngay teg fitnaal nga ma may ma nogaa ngi bëgg a dog sama tànk bi nagam na sama gannaaw gaa ngi metti loolu rek ngay teg jàmbat bu dul jeex na am na ci yonent yi bi ñu gisee scène bi dañu ni yàlla mais lu tax nga seetaan lii mu ne comme ba ñu nekkee ci suuf di wangeetu ci sama kaw rek comme ba ñu nekkee ci suuf dañuy wangeetu ci sama kaw rek embêté ma bu ñu ñëwee fii itam rek man ma jël relais bi man itam ma embêté leen waaw parce que Serigne Cheikh nee na yàlla bu soxoree du jikko ci moom mais principe la ci moom dafa fekk mu war a soxor waaye nee na ñun bu nu soxoree jikko la ci ñoon maara day taal kun ko séqal daañ la ko wan kun ko séqalu daañ la ko wan waaw mu ne waaye yàlla nag bu soxoree du jikko ci moom principe la ci moom dafa fekk mu war a soxor te bu loolee passé mu génn ci waaw waaye xam nga la góor ga waxoon ba mu jëndee oto bu bees ànd chauffeur bi di ñibbi ci këram ba ñuy jàdd fa nu daan jàdd di dem ci kër ga mu ni ko tàll la mu ni ko lu tax mu ni ko kër gi ci kanam sama noona fa dëkke romb fa ba mu xam ne maa fa jaar wax lu bona waaw su ko defee oto bi moom doxatul soxla waaw oto bi doxatul soxla waaw oto bi doxatul soxla pour wax la ni la rek kër dañoo xajalante waaye taxul itam ku ne sañ a jaar sàkk intimité wu kan ko seqal xam nga julli di dañ daan xëy rek fu ñu bëgg a dugg ci kër yonent bi fu ñu ko soxlaa dugg si wutal luñ ko waxtu yàlla xam ne yonent bi daa droit à l'intimité mooy wàcc ay wa inna alladina yunaadunaka min waraa'il hujuraat aktharuhum laa yaqiluun wa law annahum sabaru hatta taxruja ilayhim lakaana xayrun lahum dañ daan def bu ñu bëggee fekk si yonent bi rek fekk ko ci yàlla ni leen nag assez waaw yonent bi dafa am intimité dafa am yi soxna dafa am yi njaboot te dafa am lu dox digganteem ak ñoom loolu dee leen ko sàmm oto bu ngeen ko soxlaatee temporisé lamma sabaru du muñ leen négandiku leen la waxu leen muñ leen patienté non temporisé la rek waaw négandiku leen rek bu génnee ku ne dina mën a wax soxlaam te du tàrt waaw waaye itam bokk gi ñu ko bokk itam ku ne yaatu ci itam du tere ku ne ñu sàmmanteeg yow intimité bi nga am ci kër gi bagage boo fa am itam war ma bañ ca war a def ñu def ko ca waaw am na ñoo xam bu nu ñëwee ci kër sarbetu jàmbur bu leen neexee nu jël ko dentifrice jàmbur bu leen neexee nu jël ko dallu jàmbur bu leen neexee nu jël ko waaw ci te man jàpp naa ni mu war na tax yooyu nit ki la mu côté yooyu ñu bàyyeeku sarbetam darabam saaboom yooyu nit ki dafa personnel lu intime la kenn warul koy jël di ko dugal feneen ñu ni banati ñu ni l'espace de culte doit être pacifié barabu jaamu yi bu fa kenn yóbbu ay waaw jàkka ja ku wéy ni ku am mer booy dem jàkka ja mer ba bàyyi ko sa kër ku am ko jàppanteel itam boo demee ca jàkka ja fàtteel jàppante ba ba génnaat waaw te bari na ko yedde defe ni yaa ko gën a xam sa diine jëkkate moo la ko gën a dégg da ñaari tegtal laa leen ciy jox benn xale dafa tëdd ci jàkka ji mag na fekk ko fa ne ko yow jógal jàkka ji tu tëddukaay nuyuwu ko sax xale bi ne xam ne assalaamu qabla al kalaam assalaamu qabla al kalaam
bala nga wax man nuyoo ma ba xam ci lu ma ne ndax fitna ma fi bàyyi wala jàmm ma fi bàyyi wala naa ma fi bàyyi. juma kenn du fa yóbbu mer moo tax boo ragalee sax ne boo fa demee julli ji nit boo fa fekkee nit mu torox la wala mu fitnaal la wala mu yeelu bëggul nit ñi xam ko may nañ la bu julli juma jotee nga bañ a dem ke sutura moo tax waaw loolu ni ko yàlla waxee ci wàllu makkaak wax ko ci masjidul haram ak wax ko ci waxtu aj ak yëpp ayaat yi ñu ngi fi nit ñi jàng nañ ko xam nañu nu mu demee lu wax ni barabu liggéeyukaay l'entreprise dañu war a wattu mu bañ a nekk barabu xëccoo ci diggante ñi liggéey maanaam ñi moom entreprise bi ak ñi fay liggéey xëccoo xam nga revendiquer sa àq kooku war na ku ne yaa nga def ko ci façon bu mu dul yàqee doxinu entreprise parce que Serigne Cheikh nee na dama dem en France may waxtaan ak benn kilifa ci gouvernement français man ko mais lu tax fii syndicat yi ak ñu amee nguur gi du ñu déggoo nee na mun ma fii ku ne njort ngay wéyee ci sama mu ko syndicat bi njort lay wéyee ci patronat bi du ko wéyee ci état bi itam njort lay wéyee ci syndicat yi parce que syndicat yi jàpp nañ ne état bi lu mu tëral pour sàmm alalu ñi samp entreprise dara kan entreprise yi itam état bi jàpp ni itam syndicat yi revendication yi ñuy def ay moderne revendication corporatiste ay revendication yu gën a niru politique sax mënu ko tel nag njortu loolu fekk ñaari parti yi ñu ngi koy wéyee jàmm du mën a dox ci seen biir ñu ni kon nag politique gu entreprise ba ca ëpp solo mooy ñuy éviter ŋaayoo xëccoo di am ci biir ñii liggéey ak ñi nga xam ne ñoo samp entreprise ba ca des ñu ni les rapports sociaux doivent être solidaires jëflante yi ci biir pénc yi ñu ni na ko yërëmanteeg ndimbalante amee waaw yërëmante ak dimbal amee waaw dañ ci raconté benn histoire bu xaw am solo ci benn xale bu ndaw amul sax juróomi at mais dafa téye ci loxo maam ji di dem léegi naa ba ñu romb benn xale lu góor bu xambaane xale bu góor buy dox ak tànk yu dëgër waaw ak doole ji nee na xale bi ne ko maam kii mooy kan ko kii mooy waxambaane ne ko maam xanaa waxambaane moo ëpp doole ci kaw suuf maam ji ni ko déedéet jànq bu jongee ko mën fuuf ne ko gis nga li muy bari fitna nii di dëgërantu ba ko xale bu jigéen bu man boppam moo woon rek tànk yu jaxas waaw ma ne ko waaw maam xanaa jànq bu jongee mën ci kaw suuf man ko déedéet lii doomam ju ndaw jaa ko man ko jigéen lu mu jonge bu doom ja jooyee mu tàqali kook sago ma ko waaw maam xanaa kon liir bu ndaw mën ci kaw suuf man ko déedéet ay nelaw ko mën ay nelaw ko mën ma ko ndax lu mu lëjël nit ñi bu ko nelaw dikkalee ba mu tëdd di nelaw daraam yëngootul ngay laaj ndax kii moo fi nekkoon di lëjël nit ñi wala di man ko waaw maam xanaa nelaw mën ci kaw suuf man ko déedéet soxla bu fajuwul moo mën nelaw soxla bu fajuwul moo mën nelaw man ko lu bëgg nelaw ba sa soxla fajuwul ba sotti man ko waaw maam xanaa soxla bu fajuwul moo mën ci kaw suuf man ko déedéet ay mbokk yu ànd te déggoo ñoo man soxla bu fajuwul ko gis nga doom waaw ko ay mbokk yu ànd te déggoo man ko ñoo mën soxla bu fajuwul man ko mbir lu mu diis bu ko ay mbokk yu dégg séqoo rek bis du ñàkk ñu buntu bañ yu saafara lañu bëgg a saafara noonu kon nag gis nga àdduna yëpp la koy defar foofu la teere ji
àdduna yëpp la koy defar foofa la teere ci ay mbokk yu ànd te dëkku su ko defee résumé baa ngoogu et ñàkk ñu am occasion xëy na ci contexte bu laaj waxtaan laaj ñi ko Ousmane waxe bu dee maye na ko tey ñu def ko ah bu ko mayewul nag nu daqaat rek itam daara ji du jeex incha allah du fay itam daara fii ci Sénégal du fay incha allah parce que ay magu ko liggéey ñaan ko ci Seydi Hadj Malick bi muy demee Makka ba toog ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko njëkk a habité mooy dëkkaale yonent mais ci lu réflexe rek am ku ko laaj turam ci fi ñu toog ci dawyee bi ci rawdu bi mu wax ko mënu ko luy sa mébét mënu ko xanaa dëkkaaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ko mais est-ce que fa nga dëkk mën nga jàngal nit ñi Fatiha mën nga leen jàngal seen julli mën nga leen jàngal seen koor mun ko wax yow ko yonent bi foofu la soxla wax ko Maodo ni ko yonent bi yow foofu la soxla nee na ma xam ni kii yonent bee ko yónni waaye nee na ba may balaata muy jóg bokk na ca yama fa ñaan lii di barabu jaamukaay yàlla na bari Sénégal dama leen di laaj ñaan ba yàlla gàntal na ko wala gàntal ko ba yàlla gàntalu ko de parce que man dinaay tukki mais ni xale yi xëri fii ci jaamu soo demee ci àll bi meloonu ko benn dëkk rek ci réewu jullit yi ngay dem bu dul réewu jullit yi nga xam ni dañuy forcer nit ñi bu waxtu julli jotee ñu julli mel ni ay Makka bu waxtu julli jotee te julli wala police religieuse bi dañ lay dóori yat ba sa yaram tàng ne taxul julli ji mais bu dul foofu benn réewu jullit rek ngay dem bu ajjuma jotee nit ñi sawar dem juma mu di Égypte mais bu dee réewu jullit arab yu bari soo fa demee bisu ajjuma nit ñi duñu dem ci juma yi moo tax bi ma demee ci seen journée Seyd Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu à Agadir Cheikh Moustadhir bi nga xam ne moo amee zawiya cheikh bi nekk foofu mu wax ni ndax mënuma ñëw participer ci seen hadratul shuma ma dem fa wax dëgg yàlla ñu recevoir nañu àndandoo ñoom ca ñaan yee jàng ba yëpp pare àndandoo jullee doo timis ci jumaa ja ak ñoom zawiya ba ak jumaa ji du benn mais bi may waxtaan ak ñoom nii dama leen njëkk a laaj mais barab bi ay mag rek a fi nekk gisuma fi xale nente kooku nag à la longue dana mujj mel ni yëf yi dafay fay côté Cheikh mbiram du fay mënuma waaw xale yi dañu toppi liggéeyu biti man ko Sénégal gama jóge xale yaa ngi toppi liggéeyu biti waaye seen waru biir diine bu jotee ñu ñëw bu seen waru garu tarixa jotee ñu ñëw man ko waaye dafa am lu ma déggoon Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu wax ko mooy booy wooteel ndaw ci diine ni ngay wootee la ganaar di wut ay pepp di ko sànni ci kanamam pour mu ñëw mu ne boo bëggee ndaw intéressé wu ci diine noonu nga koy defee man ko mais qu'est-ce qui vous empêche ngeen di organiser ay journée récompense ci wàllu tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani dajale di laaj xale yi ko ëpp lu mu tontu ñoo am luñ ko dimbale wutal ko téere diine bu ko jariñ s'il le faut même wut benn ordinateur may ko wala yu mel noonu ma ni ko fexe leen ba at mu ne rek ngeen def ko ñaari yoon est-ce que zawaaya yi nekk fii ñu ngi duggante mu ni ma déedéet man ko loolu day ci ku xam lu Cheikh am te mu walangaan ba génn réew yu weex yi daa tabbi ji ci réew nit ñi man ko waroon ngeen ëpp gën a déggu man ko parce que man li ma jàpp mooy fii tey université yi waroon nañu am chaire boo xam ne dañu cay jàngale wàllu tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani man ko te bu ngeen organisé woon arrivé ci man ko bi ci des itam ngeen dem ba wut ay bourse ñu di ko jox ay xale yi bëgg a def gëstu ci mbiru Seydi Cheikh Ahmed Tijani boobu duñ ci génne
ndeysaan ba ma demee ba ma rekkite nag la ma yabalal ndeysaan muqaddamam boobu de nu waxtaan ci yu bari ma ne ko am na lu leen ci mën jàppale waaye ñun mënuñu def liggéey bi ngeen war a def man nañ ci jàpp nag man ko parce que jaadu woon na tey at mu ne ngeen organiser benn séminaire en fait zawaaya cheikh yëpp daje fa ngeen waxtaane mbiru tariqa cheikh ci jamono toll man ko am na benn problème ñaari problème dafa fës ci mbiru Seyd Cheikh Ahmed Tijani bu njëkk bi mooy dépense dafa daan joxe dépense bu bari ci dundu këram bon man foogoon naa ne bëggu confort moo tax mais bi ma demee ba gëstu ko dañu wax ni Cheikh tund wa mu nekkoon ku amul loo lekk ci bëccëg bi këram ngay dem moo tax ñi néew doole ñëpp bu ñu naree loru ci bëccëg bi xam nañ ne bu ñu demee këram am fa lu leen yàlla sutural bi ci des ñu ni dañu reproché Seyd Cheikh Ahmed Tijani mooy tariqaam dafa aristocratique maanaam tariqa borom barke la man leen loolu nu mu mën a nekkee man leen Cheikh xam-xam la véhiculé la mu mën a tranché ci question wu diine ci téere tranché na ko mais li nga xam ni dem na ba xam ni baatinam moo ko ci mën a yee ak maamam itam tontu na ci la baatin wax ak la maamam wax mujj na nag ñi amatul buntu ci lay ci téere ñëpp dañuy ñëw moom lañ koy laaj moo tax nag boroom xam-xam yi boroom alal yi ma ni ko nag di commencé di intéressé wu ci li mu indi ci wàllu tariqa mais terewul itam ñi bari lawul itam te gëm mission am mais ñu ngi dugg ci tariqa am di ko jariñoo man ko mais nag bu dee borom barke yi dañu ko gëm di ko ci fekk si ñu bëgg a jàpp ne loolu dafay firi ni moom borom barke yi la wutal tariqa man leen argument boobu man d'accorduma ci waaw wax la nun dañu koy ñeme di wax ak ñoom man leen nag nun am na lu bu ngeen ko defee at mu ne danañu seet lu ñu mën a contribuer ci yaatal jëflante yi ci zawaaya waxuma la ci niveau Maroc waaye ci Sénégal ak Maroc ba am yu nu ca junj ñu ngi koy seet ñu ca toll war ko mën a wax ak ñoom daan ko wax ak ñoom incha allah nu conclure nag ci un peu rek ci waxu réew mi dafa am lu metti borom ñi am seetlu ñëpp mooy Sénégal li ñuy wax amalgame daf fi bari jaawale Sénégal jaawale daf fi bari te dama dégg ñu ni Cheikh Al Khalifa radiyallahu taala anhu dafa daa wax ne waa Sénégal xàmmewuñu rey ak rendi nee na boo reyee métti la waaye fii rayal ma rek kaay rayal ma ganaar gi kaay rayal ma xar mi kaay rayal ma te fekk na rey dakanu rendi moo dakan kaay rendi ma la ñuy wax waaye kenn du ne kaay rayal ma bi ci des mun a xàmme wunu ku njaxlaf ak ku ëpp mu ne xàmme wunu ku labudd ak ku teey xàmme wunu ku laabiir ak ku mën a kàcc xàmme wunu sëriñ ak nitu yàlla xàmme wunu ku bëgg jabar ak ku bëgg jigéen xàmme wunu ku bëgg liggéey ak ku bëgg xaalis sëñ Babacar nee na waa Sénégal xàmme wunu yii nee na xàmme wunu dem màkk ak aj màkk koo wax mu ne maa ngi dem màkk sa yàlla dem màkk diglewu ko aji màkk la digle du benn parce que nee na dem màkk ko am sa billet ñu may la visa rek sa yoon wàcc na waaye aj duma ci nett si li ci sunu maam Cheikh El Hadj Ousmane Kane wax ba waajee ba ñëw seen cheikh nee na ba mu tëjoog ñun lim ñu njëkk wax mooy ñaanal leen ma yàlla ba ma dellu màkk coono ba ca aj bi waaye ngay gis yi ñoo xam ne at mu ne ñu ngay aji màkk at mu ne ñu ngay aji màkk ak ki xam li aj àndal yëpp
waaye sunu maam ba mu demee ñëw dafa ñaanal leen moomu yam ci benn bii parce que ñoom aju na ko yàlla santaane noonu la ñu koy defee kooka noppalewul waaye Sénégal amalgame damay wax ni il est temps de réprimer notre pulsion de l'amalgame noo jaawale te gis nga baat bu ndaw daa ca wax di ko xeeb baat ba mu jëndi loo dul xam fu mu la jëme yi nga ñoom sama mbokk daare yi ñoom Ousmane bu ñu ñëwee ñuy dama leen wax ni leen nit ñi liñ leen war a wattuloo bari na waaye liñ leen war a gën a wattuloo mooy sobe xam nga mën ngaa fen ci bëccëg bi te bu julli jotee du la tere dem julli waaye su la sobe toppee ça fausse tout le processus rituel bu la sobe toppee bu njàpp ma ñëwee du baax bu julli ga ñëwee du baax bu ñaan ga ñëwee du baax bu la neen ñëwee du baax moo tax moo koy wax ni ko jot na ñuy jàngalaat nit ñi nu xam ne nuy fexe ba sobe du leen topp ay da ngay génn di gis ku am soxla boppam ci mbedd mi sukk balaa am ñetti seconde mu jóg bi ma jógee Maroc bi ma ñëw wax sa papa Abdou leen jaaxal ci Maroc ma ne ko mag ñi dañu mel ni ñu alku mu ni ma ñaar moo leen ko teg mu ni ma toxum cigarette bu metti mu ni ma ak ñàkk ferlu bari na ko est-ce que waa tànt bi xam ngeen luy ferlu dee leen ko leerlu de parce que ci condition la ci bala nga mën a tàqali ko dëgg doog a dem jàppi te mooy ni ngay def ba bala nga jàpp lu toq dara ci sobe du la topp te kooku nag faw nga bàyyi parce que tuur ndox tension la tuur ndox tension la kon nag pour mu wàcc ba rees il faut que nga bàyyi yow itam say cër di wàcc ba mu wóor ni la boo demee di jël ndox di ko ci def pour mën a jàpp dana la wóor ni sobe desatul ci yow ma ni ko waaye Sénégal itam dañuy xaw di foye xam nga dama déglu ci njàlbeenu koor gi ay jeunes militants wu parti ma dégg leen ci xaw ma gannaaw pikan ñu naan ils veulent faire le ramadan de l'émergence je dis que c'est dangereux koor nañ ko bàyyi muy kooru yàlla ku sa meeting jot wala leneen jot ngay dem di émergence loolu yéenu kenn néew ci mais koor nañ ko bàyyi muy kooru yàlla la mu laaj ci sellal ñu def ko orma bi koor àndal ñu doxal ko sellal gi koor àndal ñu doxal ko loolu la ñu ci santaane mais bëgg a topp la nga bëgg ba jël li yàlla moom gën di ceera te mu nee naa leen émergence du concept politique slogan de gouvernance la du concept politique démocratie concept politique la liberté d'expression concept politique la mais émergence du concept politique slogan de gouvernance la gis nga bu ñu ko toppee da nga ciy dem ba jékki rek xëy dégg ko wax ni la Mecque de l'émergence wala ngay dégg la Bible de l'émergence wala le prophète de l'émergence parce que Sénégalais yi dañu gaaw ci wax te li ñuy wax léeg-léeg duñu ko seetlu ba ma toggee fii dégg ñu naan les lions de la Teranga man leen qu'est-ce que ça veut dire ba fii may wax kenn mënu maa wax lan mooy les lions de la Teranga boo nee les lions indomptables mën nañ ko dégg les lions de l'Atlas mën nañ ko dégg mais les lions de la Teranga mooy lan man leen wóor na ma ne ko njëkk a wax lu mu jënde guro sax amu ko
waaye duñ ko lijjanti ku ne topp les lions de la teranga les lions de la teranga ba tey mu doon ñu jàpp ne lu sax la mais lu muy firi amalgame baaxul amalgame baaxul buñ ci waxul danañ ci dem ba tur bu ne ñu di ko indi te rek nañu bàyyi li yàlla moom mu dellu ci yàlla li politique moom ñu bàyyi ko mu dellu ci politique te ñu bañ jaxas ñu dugal ko ci bi ci des dama dégg Serigne Cheikh mu wax ni yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko li aju ci ahlul kitab bu ci dugg bàyyil man ma di ko gérer mun ko parce que soo ci duggee ba mu jur contentieux si digganteeg Moussa wala Isa mu ne dafay diis ci asamaan waxu ko ci kaw suuf de ci asamaan la ko wax ñetti diine yi nag li ñu bokk wax na ko projet yi ñu mën a bokk wax na ko yàlla bàyyiwul dara waaw ndax taalaw ila kalimatin sawaa'un baynana wa baynakum an laa na'buda illa allah wa laa nushrika bihi shay'an ok wax na ko li ñetti diine yu bokk projet yi ñu mën a séq wax na ko mënu ko waaye nag lu ne nga di ca dugg di ko fireeg di ko atte mënu ko kooku du sa wàll kooku mënu ko bàyyil man maa xam nu ma leen di tàqale damay waxtaan ak moom mun ma gis nga Habib wàllu diine ku yóbbu bañ ci di gaaw toog wax mun ma gis nga wàllu lan mooy al farq bayna al xayr wa char mun ma al farq bayna al xayr wa char mu ni ma nitu yàlla yi ñaar ñoo ci gënoon a sonn di ko